waaw ñun parti éthique bi ñu jiitee bi ñuy décider dem législative ñaari option la ñu am ñaar yooyu nag dàkkuñu ci benn bu jiitu moom mooy parti la ñu am parti bu bees la danañ ko consolider ñu am nag suñu identité mooy mu am melo boo xamante ni parti bi noonu la mel te moom la ñu choisir depuis ñu duggee ci politique. waaw politique ñun biñ ciy dugg dañoo bëgg changer politique mais bëgguñu politique changer ñu nit ñi nag nañu xool ñun depuis ñu duggee est-ce que politique moo ñu changer wala est-ce que ñun jéem nañu même suñ ko réussir jéem a changer politique loolu nit ñay àtte mais ñun suñu taxawaay moom mooy nan la ñuy def ba ñu changer politique changer ko de manière sensible te loolu lu muy mën a nekkee rek mooy nit ñi gën a wut dëgg bàyyi parparloo ñun fii lu yàq réew mi mooy mbiru parparloo da ngay gis nit ki su nekkee ci nguur mu ne président day moo gën président yi fi nekk yëpp moom duñu gis dara loo xamante ni ayib la ci seen doxalin. waaw ku nekk opposition tamit dara baaxul jàpp naa ni entre ñaar yooyu dëgg bee ngi ci diggante bi ñun dey nous resterons attachés à cette vérité là et à l'intérêt national. lépp luy dëgg lépp luy intérêt national ñu taxaw ci tout en restant nag ancré dans l'opposition loolu nag moo tax ñun suñu identité boobu su fekkee dafa jar ñun kese ñu dem danañu dem lu ñu am ñu jël parce que xam nañu ni nu ñu mel ni sénégalais yu bëri ñu ngi ciy bàyyi xel. waaw sénégalais yu bëri ñu ngi ciy bàyyi xel te ñoom tamit bëgg nañu ñu mel noonu ñoo xamante ni dëgg ak intérêt réew moo leen tax a jóg ñooñu yegg assemblée nationale ba mën fa def liggéey bu méngoog loolu. leneen li moom mooy réew mi tamit jàpp nañu ni war nañu mën a ànd ak parce que loolu yoon boobu du ñun rek ñoo ko mel. réew mi Sénégal wala parti réew. réew mi Sénégal réew mi yow da ngay provoqué parti réew mi nekkul ci opposition nekkatul ci opposition ñun ñu ngi ci opposition dégg nga ñun lépp lu ñuy def day leer ñun ci opposition la ñu nekk. waaw ñi nga xamante ni aussi bokk nañu doxalin bokk nañu gëm-gëm bokk nañu principe ak valeur yooyu suñu mënee ànd looloo ñu gënal. waaw ñu ànd ba ñu am taxawaay bu dëgër ci assemblée nationale am ay baat yoo xamante ni danañ leen dégg pour que lii nga xamante ni moom mooy rôle assemblée nationale mooy benn wote ay loi yu baax parce que réew mi dafa soxla ay loi yu baax ak contrôler action gouvernementale gouvernement ni muy doxalee ñu contrôler ko. waaw ba doxalin bi gën a baax loolu ñu gën koo méngale. ñuy gis nit ñi suñu nekkee candidat une élection pour bëgg a nekk maire parce que man maire laa bëggoon nekk suñ ko nekkul duñu sax assister ci conseil municipal bi ñun loolu du suñu gis-gis bi ñu demee dañoo bëggoon gagner comme ni ñu ko waxee mais le peuple thiessois souverain am lu mu ñu jox nag xeebuñu ko parce que c'est un honneur pour ñun nekk conseil municipal comme suñu yeneen militants ak yeneen alliés loolu nag jàpp nañu ni ñun suñu décidé parce que ñaari mbir a mën a am ñu élire la nga jàpp ni am na peut-être ki nekk ci liste bi moom moo lay gën a pare pour def jouer rôle bi nga bàyyee ko mu def ko. waaw ñun su fekkee dañoo décider ñun nekk conseiller parce que jàppee nañu ni wax dëgg yàlla suñu rôle conseiller war nañ ko mën a jouer rôle conseiller nag jouer ko mooy nekk ñun dans la construction ñëw conseil municipal lépp lu ñu xam lu mën a defar ñun defar la ñu xam lépp lu ñu xam lu mën a defar ñu taxaw ci wax ko suñu mënee xelal ñi ko jiite wala indi ay contribution pour liy defar ñu def ko ñun daal loolu la ñu xam ci conseil suñu amee tamit ay proposition yu ñu mën a joxe ñu joxe ko. jàpp naa ni conseils municipaux yi bees yi ñëw ay nit ñu bees lañu war nañ leen jox temps war leen jàppale pour liggéey bi nga xamante ni ñun moom la ñu jàppoon ni suñu joxee Thiès ñu jiite ñu moom la ñuy def su fekkee ci ñoom la tamit ñu dimbale leen jàppale leen pour ñu mën a réussir loolu.